asalaamaaleykum mbokki internet yi yéen ñi am mbégte di topp seen Texcom TV Bamba tey ñu ngi fii ci école Waly Diouf fii ci Joal Fadiouth mu nekk nag école boo xam ne day réveiller ay souvenirs ci man en tout cas ndax classe bii ma woon ginnaaw fi laa defee CM2 lu nekk xew fi nag ndax jamono yooyu ñuy def CM2 ak tey dafa wuute ndax temps yooyu jàng ak jàngu léegi bokkul. ma amoon mbégte nag ñëw fii fekk si fi ay xale yu am ambition muy une jeunesse dynamique de Joal ñu am yéene mettre en place benn mouvement bu ñuy tuddee Joal Fadiouth Ngazobil Renouveau mouvement boobu nag tey ñu ngi fiy xaar jeunesse su Joal Fadiouth yëpp parce que ñoom dañoo jàpp ne dañoo war a jóg parce que nee nañ dëkk bi dafa war a soppeeku ci fànn yëpp. voilà loolu moo tax tey ñu woote fii ñu fiy xaar nag comme ni ñu ko waxee sànq rek jeunesse su quartier yëpp parce que ñoom loolu la ñu wax ne ñooñu la ñu convoqué fii. ordre du jour dañ ko defee au tableau quoi tey mission d'information la ñuy def après ñu wax lu waral Joal Renouveau bi quoi pourquoi mouvement bi waaw après ñu def installation bureau bi après divers yi soog a ñëw. alhamdulilah rabbil alamin gars yi ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal bu baax ci seen présence aussi di jégalu ci retard bi di ñaan aussi dëkk bi ñu nekk di Joal Fadiouth yàlla def fi jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj mais dëkk bi moo dem ba nga xamante ni tey jii nii jot na ñu toog pencoo ko ñan ñoo koy pencoo nag loolu mooy vraie question bi ay jeunes la jeunes yoo xamante ni ñu dëkk biir Joal Fadiouth parce que boo xoolee biir salle bi kenn ku nekk rek am na foo jógee am na quartier boo jógee juddoo ci quartier wala nga juddoo ci gox bu mel ni Joal Fadiouth gox bi cëral sa yaay cëral sa baay nga nekk jeune dem ba majeur am na loo xamante ni waratu la lan moo tax waratu la mooy dëkk bi ku ne gis na nu mu demee mais dañu jóg tey pour taxawal benn affaire boo xamante ni ñu tuddee ko mouvement Joal Renouveau loolu boo ko jëlee teg ko ci table bi rek kenn ku nekk rek mun na ko décortiquer kenn ku nekk mun na def analyse ci Joal Renouveau parce que dama gis ne Joal bu fekkoon ne ni mu waroon doxee mu ngi koy doxee tey kon mouvement boobu jarul muy juddu bu fekkoon ne Joal lépp li nga xamante ni daanu nag dajul suuf dëgg la gars yi mënuñu gérer lépp mais Joal boo jëlee secteur par secteur amul secteur bu amul problème am na ku ko wax démb ci biir waxtaan nee na Joal instant bi mag mu feebar la foo laal mu day métti kon loolu bu ñu amee ay jeunes yu ambitieux ay jeunes yu am conviction am gëm-gëm dañu bëgg a ñëw taxawal lool tey mu nekk suñu baptême de feu Joal Renouveau kon yoon la ñu woo ñi nga xamante ni ñooy making pot bi nekk Joal mooy différents quartiers yi nekk yëpp parce que ñëpp fi dase tey ñu am lu ñu pencoo waxtaanoo ko loolu moo waral suñu ndaje tey mouvement bi nag pour ma am lu ma leeral tuuti rek créé wuñ ko c'est parce que dañu jóg pour xeex ma Samba jóguñu pour xeex ma Demba jóguñu pour xeex kenn mouvement bi dañ ko créé parce que dañu gis ne suñu dëkk jeunes yi dañoo nekkoon ci ginnaaw di déglu ñeneen loolu nag dama yaakaar ne beneen monde la nekkatuñ ci monde boobu monde bi ñu nekk mooy ñu gis que ne suñu dëkk li war a doxul ay affaires yu bëri yaakaar naa suñu demee ba ci kanam gars yi dinañ ci am lu bëri lu ñu leeral gars yi ñu ngi affaires yi buñ avancé tuuti dinañ am lu bëri loo xam ne ni gars yi dinañ ko leeral gars yi nag dañu wax ne carrément jóguñu pour aussi tamit ne yow la ñu jiital ci biir mouvement bi dañuy def benn bureau provisoire bi ni muy doxee mooy coordonnateur lay am ak vice ak ñi nga xam te ni ñoo ŋànk li nga xam te ni mooy liggéey bi yëf yi nag gars yi dina am loo xam ne naa ko leeral tuuti bala maa joxe kàddu gi gis nga Joal yàgg nay am ay mouvement Joal depuis Joal nekk Joal ba léegi yàgg na am ay mouvement mais mouvement yi fi nekkoon dañuy dem ba ci biir ñu xool que ne duy am finition du ciy am dañuy dem ba ci biir mouvement yooyu taxaw walla du jàll parce que affaire yi dafa laaj ngëm-ngëm dafa laaj aussi tamit dëggal sa bopp parce que lii ñu sumu nii bu fekkee dañ ko nar a sumu te duñu dëggal suñu bopp wala duñu gëm li ñuy def jarul ñu siy dugg mooy li ma wax sama njëlbeenu waxtaan ñëwuñu fi pour xeex kenn wala ñëwuñu fi pour ànd ak kenn non
fii ñi fi nekk ñëpp kenn ku nekk am nga foo bàyyeekoo fi nga bàyyeekoo tey ci biir kër ga am na koo xam te ni tey am na ku muy àndal di def politique wala am na koo xam te ni mu ngi ànd ak moom guddeeg bëccëg mais ñun loolu mbubb yooyu dañ kaa jël summi ko teg ko fee ne Joal Renouveau Joal Renouveau nag suñ ko waxee invité nit ñi ñu ñëw ñu kenn ku nekk rek idée bi nekk sa bopp war nga ko mun a génnee ñu xool nan lañ mun a def ba tey Joal li ñu am mbébét pour mu yegg fa mu yegg fa xam naa ne du ma monopoliser wax ji damay yemale gu ma sama kàddu ba si kanam ma jox gars yi ñu développé comme ça bu ko defee ñu mun a avancer tuuti gars yi maa ngi leen di gërëmaat bu baax di leen jaajëfal jaa ngeen jëf. ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ku ne ci présence bi kontaan nañ ci xaarewuñ ko woon nii sax waaw ñun foogoon nañ ne bu ñu wootee du demee nii mais sant yàlla bu baax li ko waral nag ci dëkk bi ñëpp gis nañ ko quoi urgence bi dafa bëri. de ce fait dañu waxoon ne bu suñu coordonnateur IB ñu jox Ndiaga Sarr adjoint mu wéyal débat bi quoi. merci beaucoup merci Aliou Badou salaamaaleykum mbooloo bi maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant waaw di leen jaajëfal bu baax ci seen teewaay di rafetlu bu baax teewaay yi macha allah lii moom day wane ne Joal am na une jeunesse consciente une jeunesse boo xamante ne. jóg na pour maanaam jël li mu moom parce que mbir bi suñu moomeel la quoi ñun ñoo ko moom mission bi nag nekk na mission boo xamante ne mission bu jafe la jafe na trop ku yaakaar ne dafa nekk mission bu yomb yaa ngi nax sa bopp. comme ni ñu ko waxee Joal Renouveau boo ko déggee mooy maanaam du judduwaat parce que comme ni ko dafay waxee Joal dee na nañu waxante dëgg rek qu'on se dise la vérité. Joal bougéwul benn yota Joal bougéwul mètre nañu waxante dëgg qu'on se dise la vérité c'est que affaire warul am nëbb warul am naxante parce que bu fekkee ne tey dañoo bëgg a defar foog ñu laal fii métti te fii métti ci dëkk bi dafa bari na trop sama gars yi nag comme ni ko dafa waxee affaire bi dafa laaj engagement dafa laaj ngëm-ngëm dafa laaj pas-pas engagement na dafa am solo ci lépp looy sumb waaw parce que di nga gis lu ne di nga daj lu ne di nga dégg lu ne mais lenn rek moo lay taxa jàpp fa nga jàppoon bañ koo bàyyi muy lan sa ngëm-ngëm ak sa engagement waaw. kon sama gars yi man je pense que je vais pas monopoliser la parole mais di leen ñaaxaat tey li ñu sos nii. di ñaan yàlla fi ñu bëgg yeggale yal na ko fa yàlla yeggale waaw. avant tout damay présenté wu man maa ngi tudd Cheikh Sarr maa ngi dëkk Santhi puisque lii mouvement la dama bëggoon d'abord remercier ki nga xamante ne mooy Youssou Touré puisque ñun ñëpp intérêt Joal moo ñu tax a jóg duñ ñëwaat sur les faits dafay wax na ko sànq Ndiaga wax na ko. ku nekk aussi ou bien la majorité ñi fi toog yëpp ñu ngi ci groupe WhatsApp bi xam nañ lan mooy initiative xam nañ lan moo tax Joal Renouveau juddu moom mooy président zone 9 dafa amoon fii AG tey à 10 heures mais ñun suñu mouvement bi moom moo tax mu décalé AGM ou bien réunion ba 16 heures man je tenais personnellement remercier ko au nom du mouvement Youssou franchement li nga def acte bu noble la. waaw ñu ngi lay remercier parce que moom tamit président zone la xam na ne lii intérêt Joal Fadiouth la moo tax mu jël réunion boobu wàccee ko pour ñu mën a tenir suñu réunion en tout cas franchement on te remercie. ñu ëpp cadre Sénégal ñun suñu zone bi ku ñu ëpp cadre amul mais dañoo yéex doxuñu li tax doxuñu mooy mal gestion mooy lan am na xel yoo xam ne nii maanaam avancé wuñu bëgguñoo avancé xëy na loolu ñun pour ñun est-ce que du sax ñun dañuy soxoree suñu doom yi di ñëw que bu ñu génnee par exemple yow di nga dem Dakar di nga invité sa benn copain ne ko Joal mu ne la Joal waaw mais bu ñëwee day ruus parce que lan danga naan Joal doxul da lay xas ñu insulte la pour ñun te loolu du yoon parce que Joal fii li fi nekk rek dafa rafet déjà suñu ville ñun dafa rafet presqu'île lañ yor lu cher
de un de deux suñu géej macha allah li ñu yàlla di may suñu géej gi dafa bari macha allah mais pourquoi pas ñun waruñoo mën a liggéey suñu dëkk bi. ñun jeunesse bi ñun ñoo faalewul suñu dëkk ñun ñoo jël suñu dëkk dënkaane ko ci ay loxo ba pare won li ñu dënkaane ginnaaw mais man soo ma dënkee dara te li nga ma dënk njariñ na si te yow sàmmoo ko mais man dama siy jariñu mais ñun ñu dënkaane suñu alal nag njariñ na si mu war a jëriñ dëkk bi te saytuwuñ ko ñun loolu mooy suñu problème ndegam nag lii dañ ko taxawal pour régler ci problème mu dëkk bi nañu jël intérêt dëkk bi ñu jiital ko suñu kanam bañ ci am faiblesse ci kenn ku mu mënti doon buñ la waree wax dëgg nañ la ko wax ba si ñeneen ñi nga xamante ne ñooy dox di ut maire bi tey mën nañu dem ba mouvement bi maire génn fi parce que maire lan la ambition la ak liggéey sa gox te yéen liggéey moo leen tax a dajaloo fii kon ñun jeunesse bi nañu sensibiliser jeunes yi ne ci biir dëkk bi. presque ñi ma xamul fii bëriwul As Mbaye laa tudd j'habite à Santhie HLM. Je suis enseignant professeur d'anglais mais j'habite à Joal. Donc di rafetlu aussi teewaayu ñëpp fii di leen remercier si liñ ma ko yëgal aussi. Ensuite avant de commencer ma ne un jeune est parti il faisait partie du mouvement navétane il est de Joal et sa détermination au niveau de Joal ñëpp xamoon nañ ko c'est un frère que ñu ñaanal ko yàlla yërëm ko xare ko àjjana muy Daouda Keita bon ku dem ci mouvement navétane xam nga ko il a fait sa jeunesse ici à Joal avec nous donc ma ñëw di rafetlu aussi ce mouvement boo xam ne ça me tient au cœur dañ ci yàgg di waxtaan bon Dafe mu ngi naan ma grand as Youssou mu ngi naan ma grand as mais c'est la même génération parce que maa ngi Ndiaye Mbaye ay moroom lañ quoi donc Ndiaye sama grand frère la ñooy toog di waxtaan fa laa leen di fekk ñuy waxtaan aussi mooy sama grand frère léegi quoi donc bi ma déggee waxtaan bi dama ne woon yàlla nañ ko yaatal heureusement yaatal nañ donc di remercier ñëpp ensuite Joal Fadiouth mouvement Joal Fadiouth je vois que des Joaliens dans la salle c'est un mouvement à élargir pour jeunesse bi pour ñu mun a xam fu ñu jëm un mouvement à élargir avoir toutes les couches de Joal je vois une seule femme dans la salle hein? Donc ça nous appartient nous tous parce que man je fais partie j'en fais partie je suis un jeune si biir groupe bi laa bokk si masse bi laa bokk même soo leen may wax grand aussi en matière de travail il y a pas de grand frère comme dit Youssou Ndour it's business life is life donc bëgguñu ñuy indi naan kii mag la kii grand la kon duñu waxante dëgg kon dëgg du am quoi pour loolu nag ñu lutter contre cela xam nañ ne Joal moo ñu ñor le développement de Joal doit passer par des créneaux xam nañ fan la du géej kese moo yor Joal ah j'entends que la mer non c'est pas la pêche seulement Joal comme l'a dit Ousmane tout à l'heure Joal est plein de cadres pour ñu mën a jëlaat loolu rehausser Joal à son niveau rehausser Joal c'est pas Sandiara qu'on doit nous comparer non Joal instance de décision yi ñu doon am Joal yépp dans la commune dans le département de Mbour ça se prenait au niveau de Joal pourquoi ñu perdre ko loolu la ñu war a waxtaane ndax lii barki démb laa ko yëg Maam Ndiaye mi moo ma ko wax message bi mu doon loo xam ne nii nag tey mu doon lu war a rafetlu ñun ñëpp déjà li ñu fi wax jëruñu ci jaaraat ndax kenn ku ne xam na jafe-jafe Joal boo waxee mi ni ça fait longtemps Joal puusul paasul léegi ñun xam nañ feebar bi ñun jeunes yi fi nekk léegi nañ jël feebar bi dem faj ko. en même temps nag yéen ñi membre yi ñu jiite affaire bi ñun ñëpp nañu diŋ bu ñu kenn poussé bu ñu kenn jënd te bu ñu kenn jaayaan bu ñu kenn jaay toujours dama koy wax bu ñu kenn jaay non bu ñu kenn jaay dañ leen dëggu parce que ñun dañuy jaamu yàlla ci affaire bi dañu nar a jaamu yàlla ci affaire bi parce que bu ñu demee beneen génération bi ñëw fekk Joal
doon nelaw yeewoo suñuy loxo loolu doy na jaamu yàlla population ku leen dimbali ci seeni problème jaamu yàlla boobu yaakaar naa moo ëpp doole te boo xoolee ñi fi nekk ñëpp ñu leen tuddee koo mun foofu mënti tudd ñu koy tudd ba tey mu tëdd 100 ans ñuy tudd turam ba tey jëfam moo tax parce que du dee même bu ñu tegee lu baax bu ñu dee jëf ji dafay nekk di dund Serigne Touba Cheikhul Khadim li nekkoon objectif am mooy mu sauver ji population bi sauver sénégalais yi sauver leen dagg seen buumu jaam pour ñoom ñu firi ñu dund jaamu seen borom te ñun dañoo bëgg ñu daggaat buumu jaam bi ñu takk Joal dañ koy dagg Joal firi di jóg parce que mënuñoo comprendre dëkk buy màgg di màgget dëkk buy màgg day rafet day bees mais ngay màgg di màgget boo ko xoolee da nga koy xool ci ñu ko diriger yëfi nit lañ koy seen personnel lañ koy diriger parce que nit mooy màgg di màgget mais dëkk buy màgg dafa war di rafet kon jot na tey ñu booloo doon benn say di xàccandoo di dóorandoo amul tiit nag amul ragal ñu ngi seen ginnaaw du ñëpp sax ñoo man di wax parce que man mënumaa wax comprendre nga mënumaa wax quoi léegi yéen dañu leen jël suñuy kàddu ñu doyloo leen tee leen mu dëgër quoi mu ngi si biir wasalaam. waaw ñu ngi taxaw ak Mouhamed Daffé muy coordinateur mouvement Joal Fadiouth Ngazobil Renouveau muy mouvement bu bees boo xam ne dañ doon def tey seen assemblée générale jeunes yu bëri ñëwoon assister ko joxe ci tamit seen kàddu fas yéene ci yëngatu Mouhamed ma bëggoon a xam tuuti rek yow ban yëg-yëg nga am ci le fait que ñu def le coordonnateur mouvement bu am solo bi. avant may commencer rek damay nuyu ñi nga xam te ne tey ñoo nekk ci dëkk bi te nekk fi nekk ay kilifa ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan askanu Joal Fadiouth ak lii di dëkk bi yàlla def fi jàmm def fi xéewal def fi tawféex di rafetlu aussi tamit seen teewaay fii ci suñu assemblée générale bu Joal Fadiouth Ngazobil Renouveau comme ni nga ko waxee ci question bi rek yëg-yëg bi ma am mooy contentement li tax ma am contentement mooy ñun fii la ñu juddoo Joal Fadiouth dëkk bi cëral suñu ndey cëral suñu baay cëral suñuy kilifa kon bu ñu demee ba am yenn âge yi gis que ne Joal par rapport ak ni mu war a taxawee am na lu des am na lu manqué ay jeunes engagé wu ñëw pour am lu ñu taxawal contentement boobu la am ak yëg-yëg boobu laa am ma ñëw engagé wu ci yëf yi gars yi jël ma jiital ma def ma comme coordonnateur may rafetlu loolu bu baax di si am mbégte di si am contentement di ñaan aussi képp koo xam te ni yaa ngi jeune nekk Joal Fadiouth ak si looy munti yëngatu nga ñëw te xam ne lii ñuy def defuñu ko pour kenn dañ ko def pour intérêt commune Joal Fadiouth Ngazobil moo tax ñu koy def parce que dëkk bi li fi nekk ñun ñëpp ñoo ko gisandoo suñu bopp ñoo ko gisandoo te Joal dafa nekk dëkk boo xamante ni tey xëy na par rapport ak yeneen dëkk yi ngay dem Joal population bi dañu discipliné rawatina jeunesse bi dañu discipliné mun nañoo gis lu leen métti mais du tax tey ñu takk morceau bu rouge du tax ñu woo média du tax ñu def dara lépp dañ koy des parce que dëkk bi moo bindoo noonu tey képp koo toogal su ngeen xuusee tuuti nga am fu ngeen daje ci mbokk moo tax dëkk bi demee noonu mais nag ñun dañu gis ne tournure boobu war na mën a changer liy changer loolu nag mooy jeunes yu engagé wu comme ñu ngi fi gis tey dégg nga communication yi fi daw gars yi li ñu fi expliqué lépp loolu moo ñu tax a jóg tey pour jëmale Joal Fadiouth ci kanam Massamba. waaw yan xeetu activité la waa dëkk bi di séntu ci yéen. waaw macha allah question boobu naa si sawar a répondre ndax Joal Fadiouth Renouveau boo xoolee membres yi ñi fi nekk ñëpp kenn ku nekk am nga say activité boobu kenn ku nekk ci membre yi am nga say activité boo xëyee da ngay dem nga am loo yëngu ji mais bu ñu wootee ñëpp dañuy ñëw suñuy activité nag li ci gën a am solo mooy côté social bokk na ci ay action de citoyenneté bokk na ci ay reboisement par rapport ak li nga xam te ni moom mooy gox yi bokk na ci rawatina li nga xam te ni tey ñun ñëpp ñoo ko gisandool suñu bopp muy côté infrastructure am nañ ay projet par rapport ak infrastructure côté Joal Fadiouth tey supposons soo demee plage bii ñuy wax tey Joal amul plage
loolu ab kii la rek gars yi nekk foog boo amee envie sangu nga dem sangu génnaat mais tey loolu ñun Joal Fadiouth Renouveau am nañ yéene ak yëg-yëgu dox ci liggéey ci ba nga xamante ne tey ay retombées dina am si dëkk bi même ay emploi créé si ay employés. Joal Fadiouth comme ni ma la waxee sànq rek daf ñoo cëral kon bu ñu cëralee ñun amuñu droit di seetaan dëkk bi ñu koy yàq parce que dëkk bi boo xoolee yàqu na comme sama collègue ni mu ko waxee tout à l'heure dëkk buy màgg warta màgget dëkk buy màgg dafa war a mun a rafet ci bis si gis-gis war na mun a am lu la impressionné mais Joal boo ko déggee ci dégg-dégg ba nga ne fi cëpp sa tànk boo ñëwee rek nga xeeb ñu te tey bokk nañ ci communes yi nga xam te ni ñu war a bàyyi xel lañ dañu war a bàyyi xel parce que chance bi ñu am na communes yu ko amul depuis que Sénégal am indépendance am képp ku fi mus a jaar tey ay doomu Joal Fadiouth am nañ chance nekk ci gouvernement bi wala ñu nekk ci état bi kon bu ñu demee ba yooyu yëpp aboutirul wala amul ay retombées par rapport ak population Joal Fadiouth ak yi fi nekk yëpp kon man ñun jeunes yi bu ñu jógee pour liggéey ci loolu du ñu nangu benn kenn ku koy yàq. ñu bañ la téye lu yàgg rek sa dernier mot. waaw sama dernier mot waa di gërëmaat waa Joal Fadiouth di gërëm surtout jeunesse bi tey ni ñu ñëwee en masse di leen jaajëfal bu baax di wax ne yëf yi lancé nañ tey suñu baptême de feu tey la woon par rapport ak li nga xam te ni moom la ñu engagé wu di ñaan jeunes yëpp ñu ñëw engagé wu ci yëf yi nga xam te ni si lañ nekk. di rafetlu waa aussi tamit seen liggéey macha allah rafet na trop ndax depuis sa suba yéen a ngi ñuy accompagner di leen jaajëfal di leen ñaanal tawféex macha allah kontaan nañ bu baax merci grand. waaw ñu taxaw ak Cheikh Touradou Sarr mu nekk secrétaire général du mouvement Joal Fadiouth Ngazobil Renouveau voilà moom aussi nekk ku am engagement ci biir au vu vraiment des débats. ñu bëggoon xam tuuti rek ban impression la def le fait que ñu def le secrétaire général. non merci pour secrétaire général bi puisque lii mouvement la mouvement bi ça réunit tous les jeunes de la commune de Joal Fadiouth Ngazobil man nag je suis jeune commune bi defal ma lépp li nga xamante ne war na ma koo defal man am naa benn part de responsabilité boo xamante ne. dama ko war a delloo commune bi Joal nañ jàngee liñ xam yëpp Joal nañ ko xamee mën nañ ne Joal moo ñu xamal àdduna tey suñuy morom wala commune bi suñu soxlaa pour ñu woote loo xamante ne mouvement citoyen la dañoo war a taxaw pour xeexal Joal Fadiouth xeex boobu nag nekkul dara loo xamante ne dañuy xeex Massamba wala Mademba comme on l'a dit tout à l'heure suñu mouvement mooy ñu taxaw. parce que soo amee tuuti seetlu Sénégal dafay entamer benn ère boo xamante ne ère bu bees la léegi man la question que je me pose moom mooy sama commune nan lay gisee changement boobu sama commune changement boobu si lan la koy fekk am nañ nag ay raisons yu bëri yoo xamante ne lii ay solution la pour Joal Fadiouth mun a taxaw Joal Fadiouth mun a pare pour changement boobu. Voilà, au plan organisationnel, surtout côté financement, parce qu'en réalité, comme vous êtes un mouvement citoyen, naturellement, vous allez mener des actions. Voilà, nan ngeen xalaat financer action yooyu nga xam ne da ngeen koy mener. Pour côté financement, d'abord, puisque mouvement là, le mouvement bi aussi c'est à but non lucratif. D'abord dañuy commencer suñu cotisation, jaay suñu carte membre, suñu amee ay activités. suñ ko mënul financer c'est tout loo xamante ne tey lii mën nañ koo am en organisant quelque chose par exemple puisque nee nañ mouvement bi lépp loo xamante ne activité yi nga xamante ne Joal Fadiouth tey dafa deewoon dañ koy jéem a dundalaat par exemple pour financer suñ defee suñu 1000 francs ñu gis ne lii motoon 1000 francs boobu mën naa tëgg benn mbappatu quartier boobu dina permettre dina mën a financer suñu programme dina permettre aussi mbappatu quartier boobu dina renouveler waat tuuti mbapat parce que gis nañ ne fii culture dafay xaw a dee waaw looloo nekk suñu objectif parce que nekkul ne dañuy ut xaalis pour ut xaalis rek mais dañuy ut xaalis pour dekkilaat loo xamante ne dafa deewoon mooy l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure maanaam pour ñu suñ defee ne lii nañ bëgg d'abord suñuy cotisation suñuy fonds personnel ñu organiser loo xamante ne lii day génnee jëmm dëkk bi tuuti ñu génnee si ay champion dinañu permettre daal aussi ñu am ay fonds yoo xam ne dinañu mën a dérouler yeneen activité
waaw mbokk internet yi tey nag vraiment teewe nañ jotaay bu am solo ndax gis nañu ay jeunes yu engagé ay jeunes yu dynamique ndax mouvement Joal Fadiouth Ngazobil Renouveau pratiquement dafa polariser tous les quartiers de Joal tey gis nañ jeunes yu jóge fu nekk ñëw participer ba pare dëggal seen bopp wane seen yéene ci Joal wane seen engagement pour Joal changer waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax nag te di leen jox dig daje ci beneen émission jërë ngeen jëf.